asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum waa Sénégal ak doomi Sénégal fépp fi ngeen manti nekk maa ngi leen di nuyu it maa ngi leen di ziara di leen baalu àq di leen baal àq di ko sakku si yéen di ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu may leen jàmm fépp fi ngeen manti nekk mbokk yi urgence la parce que waxtu wii ñu nekk nii alors que Sénégal ñëpp ñu ngi bég pratiquement di kontaan ci élection yi nga xam ne xalaatoon nañu ne ni dafa indi fitna yàlla def jàmm rek am ñëpp ñaanoon nañu ñëpp bëggoon nañu Sénégal continuer nekk ci tànk boobu waaye sunu mbégte sunu kontante dafa am lu ko yàq lu ko yàq mooy depuis démb fële ca Boan ci benn dëkk bu nekk fële ca Gambie wetu zone bi nga xam ne moom la Yaya Jammeh doon contrôler mooy zone Kanilaay parce que yoon boobu la foofu mbokk yi la ñu yëgal ni démb am na benn attaque boo xam ne attaqué nañ ko ay soldats sénégalais ba ci information yu njëkk yu ñu amee woon am nan fa lu mat ñaari bakkan yu rot ci armée sénégalaise am nañu it benn bakkan bu rot ci côté nit ñi nga xam ne ñoo attaqué woon soldats yi waaye it am na ñett ñoo xam ne armée bi teg na leen loxo démb loolu lañu yëg ci ñi nga xam ne nag ñoom la seen bakkan rot am na kenn koo xam ne sous-officier la waaye it am na kenn koo xam ne soldat de rang la muy maanaam soldat bu amul grade waaye li ñuy ñaawlu mooy deret tuurati na te deret bi tuuru ay doomu Sénégal lañu fu ñu mënti dëkk mbokk yi gannaaw bi ñu foog ni yëf yi fale yem lañu yëg en tout cas man pratiquement depuis démb wala boog depuis tey ci suba lanu am ay information ay nit yu ñu contacté dañoo xamal ni dañu am seeni mbokk yoo xam ne ay militaire lañu waaye kenn amul seeni nouvelle maanaam buñ koy wax ci kàllaamu nasaraan mooy ils sont portés disparus portés disparus suñ ko waxee nit mooy ku nu gisut kenn xamut yaa ngi dund kenn xamut génn nga àddina mais li ci nekk mooy portés disparus lañu tax na au fur et à mesure journée bi di dem li nga xam ne mooy DIRPA mooy de la direction des relations publiques de l'armée génn na communiqué di xamale ni am na juróomi ñeenti soldat juróomi ñeenti militaire ay doomu Sénégal yoo xam ne réer nañu kenn gisu leen kenn xamul nag ndax ñu ngi dund wala dee mais luñ ci gën a yaakaar luñ ci yéene bi mooy peut-être mu réer simple wala boog ñu nekk en prise otage bu ñi nga xam ne ñoo leen téye yëf yi mbokk yi neexut parce que foogoon nañu ni gannaaw bi ñu toogee ay at yoo xam ne am nañu jàmm gannaaw yi nga xam ne espoir yu bees yi nga xam ne ñu ngi am un peu partout di wane ni doomi Sénégal dañuy regrouper autour de l'essentiel pour que Sénégal avance xalaatuñu ni ay nit dinañu yëkkati gànnaay di ko jublu ci yeneen doomi Sénégal tax na su ma leen ne yëf yi booyam la amee mu ngi mel ni nekkul ci territoire sénégalais parce que frontière ci biir frontière gambienne la amee li ko waral ci ñi ñu junju ni ñi ñu soupçonné ni ñi ñu xalaat ni ñoom la ndax am nañu ñett yoo xam ne armée Sénégal teg na leen loxo dañu xalaat ni waa MFDC lañu muy mouvement des forces démocratiques de Casamance mu mel ni ñi nga xam ne ñooy xeex pour Casamance moom boppam ñooñu ñoo jël xeex bi ñuy xeex transféré ko sur le territoire gambien ñii ñu attaqué du ay forces sénégalaises yoo xam dañu stationné sur le territoire sénégalais
mais plutôt sur le territoire gambien dans le cadre force bi nga xam ne mooy CEDEAO. su ngeen di fàttaliku mois de janvier 2017 gannaaw Yaya Jammeh bi mu bañee résultat élection yi fële ca Gambie Sénégal yebaloon na ay soldaaram pour mu jëlee ko fa teg fa ki nga xam ne mooy Barrow. Yaya Jammeh ku ko xam ni nit ku bëri ay la, nit ku bëri pexe la, te nit ku dugalante woon ak ay MFDC, ay combattant MFDC. tax na keroog bi ñuy wax ni daf fi jógee ba ngeen di fàttali amoon na benn article boo xam ne kiiwuloo wax bindoon na ko wax leen ni pratiquement les forces bu MFDC dañu mettre en alerte wax seen soldats yi bari wax seen combattants yi ñu daal di prêter main forte jàppale ki nga xam ne mooy Yaya Jammeh bu fekkee ne gouvernement sénégalais fas yéene na ni yónni ay soldaaram pour ñu jàppale installé ki nga xam ne mooy Barrow. waaye yàlla def sutura même bu fekkee ne combattant MFDC yi jóge nañu fu ne dem di jàppale ki nga xam ne mooy Yaya Jammeh si boppam moo bañoon xeex bi ba finalement deret tuuru fa ñu sante ko suñu borom mais waa MFDC yooyu ñëpp ñibbiwuñu si territoire sénégalais ñu si bare des nañu boor yooyu ak la porosité li ñuy wax porosité des frontières nga xam ne nit ki day jógee Sénégal dugg Gambie te du jaar fenn ci poste boo xam dañ koy contrôler mais surtout zone Sindian boobu jógee Sindian dem ba nga yegg ci bi Sindian mu ngi ci territoire sénégalais jógee foofu bay yegg booru Gambie pratiquement ay zone lañ ñoo xam ne ñëpp xam nañu ni loolu ay zone MFDC lañu ñëpp xam nañ ni bu ngeen di fàttaliku ki nga xam ne mooy président Macky Sall ngeen baal ma problème mu connexion lañ am bi ngeen di fàttaliku ki nga xam ne mooy président Macky Sall keroog bi mu jógee mu wax mu ni la coupe de bois après l'affaire Boffa Bayotte mu ni coupe de bois c'est illicite interdit nañ ko coupe illicite de bois bi dañ ko interdit sur tout l'ensemble du territoire national lépp loo xam ne import la ak transport bois tere nañ ko. bu ngeen amee fàttali tuuti ki nga xam ne mooy Salif Sadio dafa génne communiqué xamal leen ni interdiction boobu Sénégal wax loolu dafay concerner beneen parti bi moom parti bi mu yor du ko concerner parce que li ñu waxut mooy combattant yi MFDC ci trafic yooyu la ñuy dund wonoon nañ leen temps yële passé mun naa ne daaw sax bi nga xam ne colonel Souleymane Kandé ak ay soldaaram bi ñu jëlee camp yu bëri yoo xam ne dañu nekkoon au sud mooy booru Kassolol mooy booru Kassolol et consort biñ ci pare gis ngeen toolu yamba yi ak yu bëri yoo xam ne trafic la boo xam ne MFDC da ko doon def ba nu ci tegee loxo ñi nga xam ne ñoo nekk côté Gambie bi nekk sous commandement de Salif Sadio ñoom en plus de trafic de drogue bi dañ ci boole dagg ay bois ay bant ay garab di ko dagg di ko exporté tax na observateurs yi yëpp wax nañ ci Gambie nga xam ne amul forêt pratiquement Gambie mi nga xam ne kenn xamewul zone bi nga xam ne dañ fay samp ay garab yooyu di ko dagg di ko jaay Gambie boobu mooy exporté ay bois ay bateau di ko récupérer foofu di ko yóbbu ci dëkk tubaab yi wala ci dëkk chinois yi mu di bant boo xam ne Casamance lañ koy dagg mais ñoom nee nañu opération boobu duñu ko bàyyi dañu koy continuer malgré l'interdiction bi nga xam ne gouvernement sénégalais def na ko duñ ko arrêté ba tax na bu fekkee ni nit ñi am nañu difficulté pour affaire bant feneen ku ñëwoon ci zone boobu da nga ko fay fekk mu tax gouvernement bi déployé ay moyens yu bari armée sénégalaise yéeg ngeen ko am nañu fa à plusieurs reprises ay bant yoo xam ne ay camions yoo xam ne dañ leen arraisonné jàpp leen parce que camions yooyu dañuy transporter bant boo xam ne dañ ko daggee ci àllu Casamance te loolu mu di lu ñu tere MFDC xamale na ni loolu du ko bàyyi da ngay continuer donc mu mel ni
camion yooyu nga xam ne ñooy dagg bant yi ñoo dem daje ak armée sénégalaise ba communiqué bi nga xam ne DIRPA génne na ko nee na dafa mel ni ñaari groupe de combat ñoo ñëw daje ak armée sénégalaise am nañ fa ñaar ñoo xam ne gaañu nañu kenn ki xale la ndeysaan dëkkee Fatick kenn ki benn sous-officier la ñuy ñaan suñu borom mu xar leen ci àjjana gannaaw ñooñu la ñu yëgal ni tey am na juróom-ñeenti nit ñoo xam ne kenn gisu leen kenn nag xamagul nan lay demee mais yëf yi amul ci biir Sénégal mais en territoire gambien la te doomi Sénégal la ñu attaqué noonu mu di loo xam ne gannaaw biñ ko naqarloo dañuy renouveler wax ko waxati ko sunu appartenance à la nation sénégalaise condamné lépp loo xam ne violence la lépp loo xam ne boddi konte la te it fàttali ni lii amul benn njariñ lu dul endeuillé lu dul jooyloo lu dul indi naqar indi tiis ci réew mi jooyloo ay famille juróom-ñeent ñooñu nga xam ne disparaître nañu yàlla rek a xam tey seen njaboot nu ñuy mel est-ce que dinañu tëdd bu ñu tëddee est-ce que dinañu nelaw indi fitna boo xam ne wallahi finalité bi mooy amul benn njariñ lu dul ay groupe nit ñoo xam ne yëkkati nañu fitna teg ko ci askan wi fitna boo xam ne léegi mu mat ñeent fukki at looy dox di ko wax ñeent fukki at gisloo ci avancement bu fekkee ne nit nga bu fekkee ne xalaat nga li nga fiy bàyyi parce que ku dund ñeent fukki at rek li la desee bëritul nga mën a xalaat li ngay bàyyi en héritage ci sa askan muy le Sénégal tax na à travers cette vidéo gannaaw bi ñu joxee information bi 2 morts un sous-officier ak kenn koo xam ne jeune la soldat la am nañu 9 personnes juróom-ñeenti doomi Sénégal yoo xam ne kenn xamul ci lan lañ nekk ci ban loxo lañ nekk dañuy wax ni bu fekkee ni citoyen bu nekk bu fekkee ni nit bu ne xalaat nga ni boo gisee fitna buy ñëw dal sa kaw réew boo ci jógee wax am ci tiyaaba boo ci bëggee jógee wax fexe ba fitna boobu dal dañuy interpeller doomi Sénégal wax leen ni waruñu nangu nekk complice waruñu nangu seytaan waruñu nangu xam parce que ñiy def ñaawteef yi am na ñu ñuy waxtaanal dañuy waxtaan ak ay nit bu ñu def ñaawteef dafay am ñu leen di informer dafa am ñu leen di woon yoon ñu ñaan leen lu mel nii nañ ci jóg ñu ñëpp jóg ci benn yoon ñu fexe ba gàkkal ko nanu fexe ba képp ku ñu xam ne sa projet sa objectif mooy dal ci kaw askanu Sénégal mooy rey ay bakkan ñu fekkee ba dàqal ko suñ ko mënee dàqal ak suñu doole buñ ko mënulee ñu wax ko ñi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk di liggéey ci liggéey boobu parce que lii dafa yéeme 40 ans ci loo xam ne c'est la seule ou encore on dit mooy rébellion bu gën a màgget bu gën a vieille nga xam ne indiwul dara en avancement lu dul ay rongoñ kenn mun leen wax ñaata bakkan ñoo rot ci doomi Sénégal yi wala ba ci étranger yi sax yoo xam ne dañu nekk si ñun kenn mun la wax combien de destins ont été brisés kenn mun leen wax ñaata ay grande personnalité yoo xam ne mënul leen am njariñ Sénégal la seen bakkan rot la ñu détruire seeni vie bu fekkee ne loolu au moment bi nga xam ne sénégalais ñu ngi am espoir sénégalais ñu ngi revendiquer l'africanité ba tey am groupe boo xam ne muy jël fetal di seet naka la ñuy reyee ay bakkan parce que tout simplement ñoom dañu décider loolu la war a demee franchement il y a de quoi s'unir il y a de quoi ñun ñëpp ñu jóg ñu taxaw comme ni doomi Sénégal yi taxaw tey ne CEDEAO li ngeen bëgg a dal bi ngeen bëgg a dal ci kaw Mali duñ ko nangu dal bi ngeen bëgg a dal ci kaw Guinée duñ ko nangu de la même manière ñëpp joxante loxo ne leen lii parce que au moment où on parle de grands ensembles bi nit ñi di xalaat l'unité africaine ça sert à quoi que groupe bu ndaw boo xam ne sax yàlla xam na ni bu ñu defoon tey référendum biir Casamance ne leen ani ñan ñu bëgg a MFDC ak indépendance Casamance minorité bu ndaw lay doon
la grande majorité sénégalais lañu dañu judd Sénégal màggee Sénégal ils veulent rester sénégalais jàmm lañ bëgg ci réew mi kenn mënu ko nangu kenn mënu ko accepter kenn mënul tolérer parce que yëf yi finalement banditisme lay niroo waaw banditisme lay niroo parce que bu fekkee ni bàyyi leen bant bi ngeen di dagg parce que bant l'environnement déjà c'est pour la sécurité c'est pour la santé de tout le monde yamba ñëpp xam nañ ni même ñi koy tux xam nañ ni yamba baaxut drogue baaxut génn loolu ku leen ko teree jël fital di rey ñooñu franchement il y a un problème sérieux ci circonstances yu mel nii dañuy woo bépp doomi aadama yaa xam sénégalais nga yaa xam gambien nga ak comme mënti doon ñu joxante loxo parce que waxtu bii ñu toll période bii ñu toll le pays le Sénégal a besoin d'unité et d'union Sénégal dafa bëgg ñu manko Sénégal dafa bëgg ñu joxante loxo doomi Sénégal yii disparaître yii ñu rey mérité wuñu ko doomi Sénégal yii ñuy disparaître kenn xamul ndax leen jël otage wala dañoo réer simplement mérité wuñu ko damay lancer appel à tout le monde ñëpp ak comme mën ci doon ku am la moindre information ci situation ñii nga xam ne dañu réer ngir yàlla def ko pour sa bopp d'abord joxe leen parce que ay père de famille lañu ay doom lañu ay rakk lañu yoo xam ne mérité wuñu lii ñu joxante loxo ñu fexe ba nu ñibbi seen kër ñi nga xam ne nag ñoo yor gannaay yi ñoo xamal leen ni le monde avance sans eux le monde est en train d'avancer sans eux parce que jamono ji ngeen ñu toog ñu ne dañuy yor fital di rêver di créer ay fitna di rêver indépendance boo xam ne peut-être ñoom wala seen sët sax du ci teg bët te indépendance boobu boo ko amee pour lan la alors moment bi nga xam ne dafa mel ni kenn koo xam ne tey yow je sais pas da ngay jënd mbege di fooy mbege alors que nit ñi ay 4x4 ay jeep ay voilà ay Rolls Royce la ñuy uti pour kii ko yow ngay uti ay mbege pour foofu ban njariñ la am ma interpellé doomi Sénégal yi parce que kenn mënutu fi def dara mu réer kenn mënutu fi def dara mu nëbb nit ñi dañu doyal ci reyante bi nit ñi dañu doyal ci fitna bi nit ñi dañu doyal sëkk ci deret buy tuuru dafa doy avancé lu ñu ci dara au contraire daf ñu régressé loo au contraire dafay yàq suñu développement ñii ñu teg loxo ay xale lañu ay jeunes lañu ay pères de famille lañu ay xale yoo xam ne seen réew daf leen soxla ay xale yoo xam ne seen famille dañ leen soxla mbokk yi lépp loo xam ne fitna la wallahi amul njariñ ci réew mi surtout fan jamono jii ñu toll ñun foogoon nañu ñun suñu génération lu ñu dund bi ñuy xale suñu doom yi duñ ko dund loolu lañu bëggoon mais à travers cette vidéo j'appelle à l'unité nationale j'appelle tous les fils du Sénégal je dirais même tous les Africains tous les panafricains parce que bu ñu bàyyee ay groupe yu ndaw yu yor fital di dal ci kaw nit ñi di dóor ay bal di reyee di jàpp en otage bu ñu leen bàyyee ñu prospérer à la frontière gambienne wala ñu bàyyi leen ñu prospérer en Casamance suba dañuy déplacé wu dem feneen feu de dafa mel ni feu de brousse buy ñëw nga ne non ça ne me concerne pas naa noppi wala lu ma xam naa ko noppee feu de brousse boobu mën na la fi bañ a bàyyi mbokk yi loolu mooy li ma bëggoon a waxtaan ak yéen di leen baal wax et dire que je suis très ému ce soir toute ma pensée tout mon esprit est tourné vers ces jeunes ñi nga xam ne seen seule faute bu ñu ko mën a tuddee faute mooy bëgg a servir Sénégal mooy bëgg a servir seen réew loolu moo leen yóbbee lii may ñaan doomi Sénégal fépp fu ngeen mënti nekk may ñaan doomu Gambia fépp fu ngeen mënti nekk may ñaan africain yi fépp fu ngeen mën nekk
képp ko am la moindre information ci situation jeunes yi ci ñi nga xam ne ñoo def ñaawteef bi nga dénoncer leen nga seet les forces de l'ordre et de sécurité que ce soit gambiennes ou sénégalaises nga wax leen ba ñu retrouver jeunes yi parce que dara mënatul justifier fitna bu mel ni ci 21e siècle bi kenn bëggatul espoir bi ñu am Sénégal bu bees bu ñu bëgg a tabax kenn di ñu ko yàqal ci ay fitna ak i fetal jërëjëf mbokk yi